Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais 12. jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës ñàkkum ndox mi jëriñ ji di Mansour Faye nee na lu ko tàmbalee tey ci àjjuma ji daal dinañ ci def rek ay jéego waaye nag lu soxal wàllu ndox mi ba tey kër yi ñu jàpp ni kon war nañ ko mën a yore moo xam SDE Suez ba ci Veolia kon dossier bi daanu ko jébbal rek direction des marchés publics ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet lay doon jëriñ ji di Mansour Faye di ngeen déglu ay kàddoom moo nekkoon ganuk li ci penc mi procès en appel bu Khalifa Sall ma ngay wéy nag avocat yi nga xamante ni ñoo koy layal kon fi mu ne nii toll ci exception yi maanaam yi ñu jàpp ni nag kon bokkul ca boobépp procès du yoon Maimouna Ndiaye dina ci dikk ak ñun lépp loo xamante ne nag dañu fay denc ay doomu aadama moo xam lu mel ni kaso te ñu fay nekk nag te duñu moom seen bopp léeg-léeg sax ñu ne ay métital dana fa faral di am léeg-léeg itamit ñu leen di jéem a def nag sudul noonu moo waral observatoire bi nga xamante ne nag moom mooy xeex lépp loo xamante ne jëm na ca mbirum xoxatal ak métital ma ngay wéy nag kon di jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ay agent lañu maanaam ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy jëfee lépp lu soxal wàllu yoon di leen ñaax nag ci xeetu jëfin yooyu ndax baaxul benn yoon waaye tamit daan mën naa tegu ci kaw képp koo xam ne yaa ngay def naka su dul noonu ca Kaolack njaboot ak imam Alioune Badara Ndaw ñoom am nañu mbégte lool ci li ñu ko bàyyi waaye am nañu naqar ci geneen wet ga ndax nee ñu dañu ko tooñ wàllug napp gi ca Bakel ki nga xamante ne nag moom mooy préfet ba taxawu na nappkat ya ñenn ña ndax am na sax ay gaal yoo xamante ne nag jagleel nañ leen ko maanaam subventionné ko waaye nag la ñuy xamle rek mooy ngalla bu ñu jaay yooyee gaal liñ ci jublu rek moom mooy gën leen jàppale ci seenub liggéey ponk yaa ngi daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci wàllu ndox mi ak ni ñu ko waxee nee nañ nag daal lu ko tàmbalee kon ci àjjuma ji rek ay jéego dina ci am ndax askan wu bari ci Ndakaaru ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci wàllu ndox jëwriñ ji di Mansour Faye nag moom moo ko xamle ca gannaaw ab nemmeeku bu mu doon def rek ci zone maraîcher yi maanaam fi nga xamante ne fi la ñuy bàyyi nag légumes yi nee na nag lu ko tàmbalee nañ ko waxee léegi rek ci àjjuma ji ndox mi nag dina am ay jéego yuñ ci def bu baax a baax waaye lu soxal wàllu ndox mi ba tey ak kër yi ñu jàpp ni war nañ koo mën a yor bokk na ci SDE ndax ab jongante la Suez ba ci Veolia seen dossier nag daana ko jébbal rek direction bi nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu soxal kon marché public yi jëwriñ ji di Mansour Faye moom moo ko xamle ba tey waaye la mu waxit ci wàllu woowu rek moo di ne ndox mi daal ay jéego yu am solo kon dina ci am kàddu nag mi ngi ko yëkkati gannaaw dalal biñ ko dalal ci émission bi di li ci penc mi ak El Hadj Assane Gueye nekk loo xam ni lu am solo lu sérieux donc lu sérieux da nga koy traité boo xam ni da nga ko jox wàccuwaayam et pour ça ñun dañuy créé woon benn commission d'évaluation un comité d'évaluation boobu bëri ñu am xarañ ci wàllu marché appel d'offre waa ministre waa primature ñi ngi ci présidence ñi ngi ci secteur parapublic mi ngi ci waa finance ñi ngi ci ak ay experts indépendants ñoom nag bañ defee seen liggéey ba pare dañ koy jox commission de marché saytu ko et puis soo koy transmettre au niveau de la DCMP te gëm nañu au plus tard le 26 mooy délai bu nga xam ne mënuñu ko weesu délai boobu daañu transmettre les dossiers effectivement d'appel d'offre ak résultat boo ci am au niveau de la DCMP. ma ngoo ko jëriñ ji denk wàllu ndox mi doon àddu noonu ci micro Hadia Talla ñu dem ba fële ca tottekaay bi ak procès en appel bu Khalifa Sall nga xamante ni ñu ngi koy wéyal ci àjjuma ji Maimouna Ndiaye la ñuy fekk ji tribunal Maimouna maa ngi lay nuyu. Maimouna bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo bi rek ñu jéem a rek wax ak moom mu tënkal ñu lu xew ca boobile procès Maimouna. mu mel ni kon yëfi daal am na tuuti jafe-jafe Maimouna Ndiaye du ñàkk rek ñu am ko laata xibaar yi di jeex ndax moo ñu toogal foofee ca tribunal Maimouna Ndiaye
mangook mu mel ni daal am na tuuti jafe-jafe ngir ñu jokkoo ak moom Maimouna Ndiaye su jàppandee rek du ñàkk ñu dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi moo ñu toogal foofee ci tribunal ñu daal di àddu nag ci barab yi nga xamante ne nag doomu aadama yi dañ leen fay faral di téye duñu moom seen bopp lu ci mel ni rek kaso yi ñu ne nag léeg-léeg sax ñoom doomu aadama yooyu dinañ faral nag di jànkonteel ay jafe-jafe yu métti dina leen di faral di bun xataal léeg-léeg loolu mën naa am mën naa ñàkk waaye lu mu ci mën a doon rek observatoire bi nga xamante ni moom mooy xeex lépp lu jëm ci xeetu méttital ak fitnaal ma ngay wéy nag di ñaax agent yi nga xamante ne nii ñoom ñooy yëngu ci wàllu yoon di leen xamal nag xeeti jëfin yooyu ne baaxul benn yoon waaye tamit képp ku koy def rek yoon mën naa dal ci sa kaw te bu dalee sa kaw nag daan yee mën naa diis lool ñu teewlu Josette Marceline Lopez Ndiaye ci micro Thierno Fall. kenn mënu ko excuser amul excuse légale c'est-à-dire que même bu sa chef tey wax jóg ne la demal torturer kee demal toroxal xale dañ koy dafay nekk responsable quand même kenn mënu ko baale kii sanction bi 5 à 10 ans la 100 millions ak 100 000 francs ak 500 000 francs CFA d'amende et loolu amul benn fait justificatif dara mënu ko dindi même temps de guerre bu amee amuloo droit dem di xoxatal kenn loolu yëpp jàngal nañ ko pour ñu xam que torture daal c'est très dangereux dafa métti pour ñoom c'est dangereux pour eux ak pour société bi ñuy représenter ak pour victimes yi pour ñu xam ko léegi daal je crois que loolu sax dafa leen di tiital bu ñu ko xamee dañuy tiit parce que xamuñu woon ni que c'est que punition bi sanction bi dafa grave noonu. kaddu yooyu ci Kébémer la ko yëkkatee rek ci ab lël bu ñu fa doon amal ñu dem ba fële ca Kaolack seeti nag njaboot ak imam Alioune Badara Ndao gannaaw ba ñu ko bàyyee nag njaboot ga am nañu lool mbégte muy njaboot ga ba ci ay taalibeem waaye nee ñu lenn rek moo leen ci metti mooy li ñu ko denc lu yàgg te ñu jàpp nag ne dañu ko tooñ goo xamante ne yemu rek ca moom ndax tooñ nañu njabootam tooñ nañu taalibe yi Ibrahima Diamé. mbégte ak bànneex lañu fekk ci kër imam Alioune Badara Ndao te ji ci suba ginnaaw bi nga xamante ne justice teggi na ko loxo fii nag ay jegenaaleem ak ay njabootam li ñu jàpp moo di ko ne yàlla kese moo àttee. sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala delloo ko njukkal xam ne mbir mi wéetoon nañ ci lool mais yàlla ñëw na ak ndimbalam yàlla rek moo ñëw ak ndimbalam. waaw santaat yàlla bu baax. mu nekk loo xamante ne bettuñu tamit ndax keroog bi ñu ko fiy jël si xam nañ ne ci liñ ko jël si du dëgg moo tax bi ñu toogee ba dégg na tamit bàyyi nañ ko dañu delloowaat njukkal yàlla. tey liñ tuumaaloon lépp wan na ñoom dañ doon kàcc loolu leer na nañ parce que munoo wax liñ ko tuumaal lépp lu rëy loolu munuñ ko koo tuumaal ba pare xëy rek bàyyi ko nii mënut a nekk. muy taalibe yeeg soxna yi xale yi ñëpp a ngi file kon seen kanam yi féreeku waaye nag nee nañ duñu gaaw fàtte préjudice maanaam loraange yi nga xamante ni jot nañ ko def ci njabootam ak TND bu yàgg bile. ñetti at suñu njàng ngi arrêté te ñun moo taxoon ñu bàyyi suñu bokk man jolof laa Betuwaar laa jógee ñëw fii bàyyi sama mbokk yëpp njàng bi moom fi indi woon ba ma am affectation ñu may ñu école bi mu fekk ma fi ma ñëw vacances ma ñaan affectation kon njàng moomu boobu léegi dafa arrêté ak man ñeneen ñu mel na man waaye. mot nag ñetti at njaboot bi di korkoraan budul woon seen ngëm yàlla wala boog ñenn ñi leen doon jàppale naroon nañu sonn lool. ñun tamit ay jullit lañ amuñ benn problème parce que xam nañ ne jullit day am natt kon loolu ñun gëmoon nañ natt bi mais fokk mu am jeexit daal métti woon na soxnaam yi ñu ngi ci biir waaye xam nga seen xol dafa fees bu mënuñu wax même. ginnaaw ñetti at yu nga xamante ni mu ngi woon ci kaso bi njabootam di koy xaar ci Ngane Alassane ñoom nag li ñuy wax nguur gi moo di ñu indemniser ko maanaam ñu ndàmpaay ko ndax préjudice bi nga xamante ni jot nañ ko dund loolu kenn mënu ko saafara. jaajëfal ko Ibrahima Diamé ñu lambiwaat rek Maimouna Ndiaye ma ñu nekkal nag ca tootekaay ba Maimouna nuyu naa la. may naa la soxna Fatou Maimouna ni ma ko waxee procès en appel bu maire bu Ndakaaru ma ngaa wéy avocat yi koy layal nag kon tey yëkkati nañu rek exception yi maanaam ñu jàpp ni Maimouna bokkul ca procès ba ak yeneen ndax mën nga ñëw tënkal. li mu la mën a tënkal particulier mooy juge Demba Kandji li ñu waxoon joindre exception d'irrecevabilité loolu la ñu waxoon. maanaam tey jii dafa ñëw daal di jël exception yooyu def ko ci fond du dossier maanaam bala ñuy ndal kàpp bis bi ci lañ ciy dellu si waat
waaye fi mu toll nii li ñu mën a jàpp rek mooy exception yi ña ngay woy avocat wu défense bi ci nekk yaa ngi ñëw di lay la ngay wax daal mooy annulation procédure bi maanaam nee nañ procédure bi tegul ci yoon te liñ ciy wax rek dëppoowul ak yoon nañuy def da yoonal PV bi nag ñëpp xam nañ ni dañ ko violé foofu maître Doudou Ndoye moo waxee noonu nee na moom waxul Fatou Traoré sax wala Khalifa Sall waaye li mu wax mooy nañu sauver Sénégal ndax kat xam na ni yoon bi suñ toll ñuy doxul te ñu ngi seetaan bu mu moywul daal fi ñu mujjee kenn du ko bëgg nee nañ daal Sénégal suñ toll nii yàlla daal mi ngi seetaan te nit ñi tamit ñi nga xam ne ñoo war a jubbanti kenn waxul te buñ moywul daal affaire yi ñu jëm mooy loolu maître Aliou Cissé foofu la waxee moom it nee na violation moo am li ñu gis ci procès bi daal nañu dellu seen xel xam ne fii du barkat maître Bamba Cissé moom it foofu la waxee moom bañ na ko ba article 5 bu règlement bu 5 bu UEMOA moom la daal di génne li mu wax daal ci kayit bi mooy fi mu toll nii ñëpp xëppi nañ seen bët fii lii du procès mun nañu wax bi du procès. ma ngoog jërëjëf Maimouna Ndiaye tënkal ñu loole rek ca ëttu attekaay bi ñu lay jaajëfal bu baax a baax bàyyi la rek nga gën ñoo toppal kon procès en appel boobule Imam Alioune Badara Ndao ak bàyyi gi ñu ko bàyyi Maodo Malick Mbaye moom yëkkati na ci ay kàddu na mu ko gisee nag mooy yoon daal def na liggéeyam te lii dafay wane nag ni li ñuy faral di ŋàññi yoon ci Sénégal loolee amul ndax yoon njaaxaanaay la tëddee lépp lu ci dëgg rek da koy daal di fësal moom nag noonu la gisee. moom mi nga xamante ni moom mooy directeur général ci fàttali bu ANAMO gannaaw loolu tamit wax na ci wàllug politique di sàkku rek ci waa Benno Bokk Yaakaar ñu def seen kéemtalaay kàttan wàcc ci langue politique gi dañu ci ànd ak Ibrahima Kane. Maodo Malick Mbaye joxoñ baaraamu tuuma ñi nag di nasaxal deru yoon ci Sénégal ba muy àddu jëmale ci imam Alioune Badara Ndao nga xam ne yoon teggi na loxoom ci kawam directeur général bu ANAMO sukkandiku ci nag di ñaan ñenn ñi ñu xoolaat bu baax a baax li ñuy wax jëmale ko ci deru justice. il faut nag ñu mën a nag bàyyi leen mënuñu justice su Sénégal bu dee bàyyi na ñu ne justice bi dee baax na bu dee tëj na surtout bu dee ki mu tëj dafa am tur wala nag muy politique bu tëjee kuy politique rek ku farul ci pouvoir bi ñu ne non moom day li tax ñu def ko mooy li mu farul ci pouvoir bi donc loolu lu ñu war a jàngat la mais man rafetlu naa en tout cas comportement ak attitude bi nga xamante ni justice bi am na ko jëmee ko ci en tout cas verdict bi donc ñuy wax rek ni na ñu continuer respecter justice ak juge suñu dëkk. ci wàllu politique moom njiital mouvement citoyen gëm sa bopp bokk itam ci Benno Bokk Yaakaar ne nag ni leader yi di doxalee ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar moom daf ko jaaxal. mënuma comprendre ñu bàyyi wax ji ak ñi nga xamante ne ay opposants lañu lu leen neex ñu wax te ñun ginnaaw ay conférence de presse ou réaction du ñu def dara wala communiquer. il faut que Benno bi maanaam Benno wu góor ñi ak responsable yi ñu àndandoo dajaloo wax sax même bu dee 30 minutes la ñu dajaloo ni merci le président vive Macky Sall. gannaaw élection fal njiitu réew mi nga xamante ne ñu ngi ko dëgmal ci weeru février bii di ñëw Maodo Malick Mbaye di ñaan camaradam yi nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñu sóobu bu baax a baax ci mbir mi ci terrain politique bi loolee nag ngir falaat président Macky Sall ci premier tour. ñi ngi ko doon lam-laamee boobu ba tey waaye tey nag génneel na ko boppam ci gémminam mooy ki nekkoon njiital conseil régional bu Kolda di Fabouli Gaye moom nag fi mu ne nii daal dinay génn rek ca parti démocratique sénégalais ba mu newoon ngir nag wutali APR li ko waral nee na dafa gis rek liggéey bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall liggéey na ko ca Kolda loolu nag moo waral kon tey jii rek demam ca APR waaye ay jegeñaaleem ñoom dafa mel ni daal yëf yi xaaruñu ca dara ndax génn nañu rek ñoom it indi seen gis-gis ci wàllu woowee Abdoulaye Diallo. ancien président conseil régional bu Kolda Fabouli Gaye moo woon ginnaaw parti bi di PDS te utali APR parti wu Macky Sall nee na investissement yu Macky Sall amal ca biir Kolda ñoo ko tax a jógee PDS jëm ca APR. président de la République Macky Sall liggéeyam fii si Kolda bilan fii si Kolda am na solo bilan bu wóor la parce que defar na fi ay yoon bu ngeen seetloo campagne législative dama ne woon si biir dëkk bi naan fii amul yoon fii amul lii fii amul laa may critiquer may xaste may xeex. ma koy génn sama page Facebook di ko wane fu ne
jamono ji boo demee si koñ yooyu gox yooyu population yooyu am nañ jàmm parce que am na yoon loolu kenn du ko weddi. ñaareel bi mosquée bi nga xamante ne sama ñoom maam ñoo ko doon bale ñëpp jóg ànd di dóorandoo pour mosquée boobu ñu defaraat ko président de la République tabax na ko. ñetteel bi nag dama leen bëgg a xamal ne man sama wàllu bopp maa soxla Macky Sall maa ko soxla parce que man politicien la. ñi mu bokkaloon parti ca PDS ñoo si rotal ay kaddu. mais waruñu ne Macky Sall def na fi ñetti tali def na fi benn juma ak indi na fi ay bus yi moomu leen transporteur Kolda yi ñoo génne seen xaalis en bus tali yi fi nekk MCA yi moo ko fi indi parce que reliquat bi si li desoon MCA lañ fi indi ko biir Kolda et puis bu ñu leen doon woon législative bi tamit duñu ko def feneen lañ ko waroon yóbbu comme que alerte am na ñu ne nañu indiwaat tali yi fi tabax ko juma ji projet Abdoulaye Wade dawoon parce que man mi bokk naa si ñu doon mars 2012 dem ba gouvernance nee leen projet amoon na fi projet tabax juma bu Abdoulaye Wade loolu bëgg nañu mu sax fii bëgguñu ñu déplacer projet bi yóbbu ko feneen kon tey jii bu ñu taxee ne loolu moo leen tax a jóg moo tax ñu dem APR franchement yaakaar naa du kaddu gu jub kaddu gu ruslu la te il faut que ñu changer comportement parce que loolu warul doon exemple ci Kolda. fàttali ne Fabou Ligay moo fi ne woon jeune responsable politique bu PDS bu tere woon nelaw ay kàngamu politique yu mouvance présidentielle élection locale yi weesu ñoo koy firndeel ndaxte ki fi nekk Jaraaf daanaka as tuut la ko rawee woon. jaajëfal ko baax Abdoulaye Diallo ñu yegg rek ba Mbour ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñàkkoon seen i waajur ca jéeji amoon ca Bettenty ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy taalibe loru woon ca lakk ga woon ca Mbour nee ñu nag li waral nguurug Sénégal ak kilifa yi ba nëgë ni taxawuñu rek ci seen i jafe-jafe maanaam jël ñooñee en charge dafa fekk ne nag dañoo amul ay kayitu juddu loolee la ñu xamle amuñu kayitu juddu seen i waajur sax ci boppam tamit amuñu woon ay kayit jëruñ ji di Ramatoulaye Gueye Diop nag moom moo ko xam ne di sàkku rek kon ci waajur yi ñu def seen kémt lay kattan bu seen doom juddatee ñu daal di koy déclaré ngir mu am kayit ca Mbour la ko waxee ci ay bis bi ñu jagleeloon kon xale yi ci Afrique dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo. naam mbir bu doy waar bu metti moo fi xewoon jamono yee weesu mu décidé ni xale yi nga xamante ni seen waajur yépp dafa loru ci loolu daf leen di déclaré pupille de la nation. may ñaaxaat waajur yi nañu jéem a seet pour mën a am ñoom ay kayitu juddu ngir seen doom su soxlaa kayitu juddu du am problème kayitu juddu bi muy lu nekk loo xamante ni mënul ñàkk xale bi su amul kayitu juddu dafay nekk apatride mooy kenn xamul fan la dëkk te loolu ñun ñëpp war nañ ci bay sunu tànk takkal lëkkaloo jàppante pour que loolu bañate am fii Sénégal ndax su fekkee Sénégal dafa bëgg mel ne Paris ndax xale dina fi juddu te duñ ko jox àqam ak yelleefam déedéet donc loolu may profiter ci occasion bii pour ñaan leen yéen ñëpp yéen ñiy waajur yéen ñiy communauté ndax état mënul état dañ koy jàppale kan moo koy jàppale ñi ci biir dëkk bi maa ngi leen di ñaan yéen communauté yi de façon générale di ci gën a nag beral ñaan waajur yi pour que doom yi ñu leen di enrôler ci état civil ñu xam seen juddu suñu waree dem école du ñu am problème et que suñu demee école li ci war ci seen droit ci seen àq ci seen yelleef ñun état dinañu ñëw taxaw ci et niñ ciy taxawee bi ñu nekkee xale lañ leen di tàggat pour ñu mën a egg foofu. niñ ko xewoon sànq ci ponk yi ngir dooleel nag napp ga ca Bakel fexe yi tamit baskan wa yeew foofu mën a jotee ci ay jën nappkat yi nekk foofu nag am na ay gaal yu ñu leen jagle dañ leen ko subventionné gaal yooyu nag toll na ci fukk ak ñeent la ñu bëgg rek mooy seen liggéey gën a ñoŋ ci wàllu woowee waaye nag préfet ba moom ma nga leen di xamal rek ne mbooleem gaal yooyu ñu leen jébbal nag nan fexe ba bu nu ko jaay mbaa ñu sàqal ko pexe bis bu ñu ko defee nag yoon dana dal ci seen kaw dañu ci ànd ak Moussa Oumar Gueye. ci département bu Bakel muy guléet lu toll ci fukk ak ñeenti moteur yoo xam ne dañ ko jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi jagleel nañ leen ko muy ay moteuru gaal yoo xam ni jagleel nañ ko ñi soxe ko ci Arundu ci Diawara ci Arihara ci Kidira ak ci yeneen i dëkkuwaay préfet bi nga xam ni mooy préfet bu département bu Bakel di Mamadou Mbaye nee na nag dootuñu nangu mukk am ñoo xam ne dañuy jël jumtukaay yi nga xam ne état daf ko subventionné ñu daal di ko jébbal acteurs yi ñu daal di koy jël di koy jaay ci yeneen réew wala di def li ñu naan détournement d'objectif. ñun dafay sensible si ñun trop parce que ñun dañoo nekk si zone frontière soo ñëwee fleuve Sénégal bi ñu ngi fee benn dëkk Mauritanie nga dem fële si Falémé bi Mali mu nga fa
donc li ñuy gis di doon ko nimme ko naam wàññeeku na bu baax sax parce que autorités yi état bi force de défense et de sécurité ñu ngi siy jàpp bari na yooyu yëpp jéggeetul frontière di dem moteur yi aussi état moo ko subventionné wax naa ko sànq moteur bu ne ñu teg si 1 million ak moteur yi ni mu mënta toll dinañ ko teg loolu xaalisu réew bi la dañ ko def pour jàppale activités yi nga xam ne moo am fii si réew mi. bëgg nañu ñu jàppale leen ci lu jëm ci wàllum yarum jën ñu koy wax aquaculture. Alioune Diop chef service bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum napp ci Tambacounda nee na danañ ci jéem a wut ay saafara. ku nappkat am dinañu jëm xam sa jafe-jafe xool nag mu ngi def ba lépp la nga xam ne bon ay avantages yu am si réew mi nga mën ci am. ci Bakel nag ñi nga xam ni dañu jàppoon ni wàllub moteur yi dafa nekk naxee mbay ñu ngi yàqamti lool ni nag danañu déposer ñoom itam seen ay bataaxal ngir nag ëllëg si biir bu fekkente ni am na yeneen jumtukaay yoo xam ne ay moteur la wala ay gilet wala yeneen yu ni mel yoo xam ne nguur gi daf ko fas yéene jàppale nappkat yi fekk ñoom danañ ci mën a jot seeni wàll. mu nekkoon kon ay motoolu gaal yoo xamante ni moom lañ leen doon kon jébbal foofee ca Bakel ñu dem ba ci bëj saalumu réew mi fu ca mel ne diwaanu Kolda Sédhiou jàpp rek Ziguinchor foofee nag mbooleem acteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu koom ñoo amaloon rek ab ndaje di xool daal nu ñuy joxantee loxo ngir nag diwaan yooyu gën a suqaliku ndax dañoo gis ni am na ci ay projet yoo xamante ne tey ji bu ñu ko xoolee projet yooyu daanaka ci yenn ci diwaan la nekk waaye yeggul nag fu ci mel ni kon Ziguinchor loole yëpp nag la ñu bëgg rek mu sotti lu ci mel ni projet boobee sax di ANRAC dañu ci ànd ak Bakary Konté. élus locaux yi autorité administrative partenaire au développement acteurs yi yëpp yoo xamante ne dañuy yëngatu ci wàllum développement fii ci Casamance ñëw nañu fekkee ndaje bile objectif rencontre bi nag mooy ñi daal di taxawal kuréel bu ñuy wooye entente Casamance pôle Casamance. ñëpp ànd nañu nangu ni pôle bi dafa war a nekk pôle bi nga xam ne il faut que ñëpp gis ci seen bopp moo xam muy collectivité locale moo xam muy secteur privé moo xam muy université ak ñeneen ñëpp loolu lu am solo la. beneen bi ci am solo tam mooy que ni pôle bi war nañu fexe ci biir pôle bi ba région yi yëpp muy Sédhiou muy Ziguinchor muy Kolda ku ci nekk gis ci boppam mu nekk pôle bi nga xam ne day sàmm intérêt région yëpp fexe ba lépp lu fiy dugg ci Casamance ci koom-koom ak lépp lu fiy indi mu mën a tasaaroo wasaare ci région yooyu yëpp bi ci mujj mooy fexe ba képp kuy ñëw fii ci Casamance mu mën a am information yi war ci wàllu koom-koom pour dérouler activité de développement fii ci biir région naturelle de la Casamance. yenn élus locaux yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou di ne projet yu bëri yoo xamante dañuy ñëw ci Casamance pour ñetti région yi Sédhiou Kolda Ziguinchor projet yooyu région de Ziguinchor rek la ñuy investir loolu nag ñi koy ñaawlu. bu ñu créé ANRAC ba léegi njiiti waa Ziguinchor rek la ñuy musa doon pôle Casamance même chose la mais léegi coordonnateur pôle Casamance bi kenn gisatu ko sax. mel ni ñun bokkuñu loolu moo tax boo gisee ANRAC à un certain moment seen activités yu bëri waa Kolda boycotté nañ ko waa Sédhiou boycotté nañ ko ñun vraiment forme bu ñu bëgg mooy ñu def ko collectivité locale ay élus ñoo fay dem à côté des élus mun nañ def ay universitaires ñu ne def ay société civile mais di nekk chambre boo xam ne mix lay doon donc mais vraiment bu ñu ko joxee koo xam ne vraiment président moo koy nommé mais lu neex président rek lay def du xool parce qu'il n'a pas ñeneen ñi am ñu benn droit si moom loolu moo tax ñu ñaan ñu def ko collectivité locale. après Sédhiou nag ministère gouvernance territoriale développement de l'aménagement territorial dina wéyal tournéem ci région bu Kolda ak Ziguinchor loolu nag pour mun a yombalal acteurs yi ñi daal di taxawal entente Casamance loolu nag nekk espoir boo xamante ne foog nañu dina nekk lu war a tax ba Casamance daal di développé ci nu ma gën a gaawee. gannaaw Casamance Bambey ak kuréel gi nga xamante ne nag moo fa nekk di toppatoo lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu mbalit mi di tonni mbalit mi ca biir commune ba kuréel googu nag moo taxaw tey rek ne dañoo bëgg daal benn liggéey maanaam liggéey boobu bëgg na leneen lu ñu ca dolli lu ci mel ne ab unité boo xamante ne nag dafay taxaw rek ci lépp loo xamante ne ni mbalitu plastique bi la mu koy jël bu weesoo mbalitu plastique boobu tamit gis nañu wàllu mbalit ba tey mënees na cee defar engrais Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. nuy fexe ba yoral li nga xam ne mooy mbalit bi jógee ci wàllu plastique nekk na laaj boo xam ni ñii di yor nettoyage ci mbeddi Bambey yi dañ koy laaj saa su ne ndaxte dafa nekk mbir mu leen jaaxal. Le ramassage des ordures c'est une filière, c'est une chaîne. Donc il nous faut maintenant traiter les ordures. Il ne s'agit pas de déverser les ordures dans les décharges et les déplacer. Maintenant il faut essayer de traiter les ordures en compost.
pour que nous puissions faire et cetera. wante dafa mel ni saafara mu ngi ci bëgg a am ndax ki nga xam ne moo di directeur emploi vert di Amadou Lamine Diagne jël na ci engagement. ambition taxawul bëgg nañu dem ci plastique bi bëgg nañu dem ci yeneen ma waxtaan ak ñoom ni leen bu soobee yàlla ñun luy dox rek ñu ànd ak moom parce que am na ñu nga xam ne dañuy laajte mais boo leen joxee du ñu def voilà boo dajeeg nag ñu nga xam ne bu ñu laajtee dañuy def mais dañ leen di continuer di leen accompagner en tout cas la direction des financements verts ministère de l'environnement dana continuer di leen accompagner fii pour ñu promouvoir les emplois verts pour qu'effectivement seen environnement seen cadre de vie baax. bi mu ñëwee ci visite bi nga xam ne moo ko doon amal ci Bambey fi nga xam ne maa bii mooy di yor lépp lu jëm ci wàllu nettoyage ci mbeddi Bambey yi directeur national bu financement vert nee na ñii ni ñu yore seen barab bi lu baax la te ñëpp war nañ cee roy. njiitu réew bu Chine ñu ngi koy xaar nag ëllëg fii ci Ndakaaru gannaaw ab tukki nemmeeku buñ fi war a amal tukki boobee nag li ko tax a jóg rek bokk na ci gën a ñoŋal diggante Sénégal ak Chine rawatina ak lëkkaloo gi ci wàllu koom lëkkaloo sax tax na itamit ñu seetlu ci wàllu koom gi diggante Chine ak Sénégal ñu ne nag am na ci daal loo xamante ne war nañ ko gën a liggéeyaat ndax am na lu ndërmeelu lu ci mel ni rek koppar yi kon wàññeeku na lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci milliards la ñu gis ni kon ñàkk nañu ko rek ci boobeep lëkkaloo ñu ne nag Chine booy xool sax mooy réew mi njëkk a dugal koppar fii ci Sénégal di investir waaye tamit mooy ñaareelu rek partenaire bu Sénégal gannaaw France Fatou Bintou Konté. lu jëm ci wàllu jënd ak njaay ci diggante Sénégal ak Chine mën nañu jàpp ni déficit am na ci lu toll ci 219 milliards te nag arrangé wul dara li nga xam ne moom mooy Sénégal. échange yi ñu ngi dox bu baax c'est vrai que comme am na déficit balance commerciale bu toll ci ay 219 milliards environ donc mais loolu li koy expliquer moom mooy déjà différence de développement bi entre Sénégal ak Chine. bu jëmee ci wàllu li nga xam ne moom mooy exportation ñu di ko jëlee fii ci Sénégal di ko yóbbu fee nga xam ne moom mooy Chine. moom nag mun nañu jàpp ni njëriñ li am na solo torop. ndax suñu exportation yi ci marché boobu ñu ngi jógee ci ay 7,7 milliards ak li teg en 2012 et 2016 ñu ngi toll ci ay juróom-ñaari fukk ak juróom-ñaar milliards donc mu nekk vraiment ay jéego yu am solo. moom Sénégal nekk mi ngi importé fee nga xam ne moom moo di Chine ay produits yoo xam ne dañ koo defar ba bari. premier produit bi nga xamante ne ñu ngi ko jéegaane ci Chine ci 2016 mu ngi nekk plaque solaire moom la ñu jéegaane foofu moo gën a taxaw mais surtout tamit dañ fay importer lii di ay machines yi nga xam ne souvent dañ koy soxla ci suñu industrie ak yooyu ñu ngi fay industrie ay jënd tamit ay oto donc tamit mu nekk ay produits yu am solo mais mu nekk ay produits yoo xamante ay produits finis la. bu ñu xoolee actuellement diggante relation commerciale Chine ak Sénégal mun nañu ne Chine mooy premier investisseur bi ak tamit deuxième partenaire commercial bi nga xam ne moom la Sénégal am ci gannaaw France. mais bëgg a yokk ni Chine dafa am position bu privilégiée quand même ci suñuy relation commerciale ndax moom mooy suñu 5e client maanaam boo ji voilà ñoom ñoo nekk juróomeel client bi nga xamante ne ñun bu ñu jaay suñuy produits ñoom ñoo ci kii donc ñu jiitu sax ay pays yi nga xamante ne ñoo ñu gën a jege mu nekk ay pays africains. ba tax ni sax am na ci yenn tarif douanier yoo xam ne ñu ngi koy tuddee tarif zéro ndax yenn produit jógee fii ci Chine 97% yi du am taxe douanier. jaajëfal ko Fatou Bintou Konté ñu tàbbi rek ci xibaaru tàggat yaram yi doore ko ak bëreek dóor lu ñu jàpp nag ci combat bi diggante kon kii di Eumeu Sène ak Bombardier ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet combat bi kon daanaka taxaw na fële ca Mbour nag B52 ma ngay def kéemtalaay kàttanam ab caravane nag la fa daal di amal lépp rek ngir waajal kon combat boobu nga xamante ne ndam képp la cay séntu dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo. lu mooy fukki fan a des ngir combat bi Bombardier di dànkaa fukki di Eumeu Sène roi des arènes di xamle ni daan na ñu dàq bëre njiitu écurie Tay Shinga comme ni ñaan waaje yeneen combat yi rek parce que bëri nañ ak adversaire yu ko gën a dangereux yu ko dàq bëre yu ko pay qualité adversaire la nag kenn du ko xeeb dinañ ko jox cër bi moom mais ñun dafa am lu ñu gëm doomu Mbuur moom li mu gëm rek mooy heure bu wutee dafa war a am waaw di ñaan yàlla rek yàlla kàttanal ñu ñu dem am ndam incha allah. Mbour waaye di xamle ni seen mbër la ñu àndal directeur général bu ADM nekk tamit njiitu mouvement am dem dal na dalal sax Bombardier ci këram Cheikh Issa Sall jox ko ab enveloppe $1 million loolu rek ngir wone taxawaayam ci combat bi. le 28 ñu dinañ ànd ak moom ci mobilisation bu exceptionnelle ay car dinañ ko fi teg
dinañ ut ay support mooy ay t-shirt ak yu demee noonu dinañ ut lépp ba pare ku nekk xam ne nag mbër yi bu ñuy préparer combat dafay métti lool am na ñu naan sax li ñuy dépenser ci préparation bi moo ëpp seen cachet yi donc ñun nag dinañ fexe ba préparation boobu luñ ko ci mën a wàññil ñu wàññil ko ci. ginnaaw ga Bombardier amal ab caravane di caravane bi nga xam ne tax na moom ak fansam yi ñu daal di nekk benn ngir waajal combat bi nga xam ne digganteem ak Eumeu Sène la le 28 juillet bi ñu jëm nii. ma ngoog ëllëg it daanu fexe rek ba indi leen ab reportage fële ca Pikine ngir xool it Eumeu Sène ci wetam naka lay waajalee boobeep combat championnat nationaux d'athlétisme ëllëg nag la fas yéene tàmbali waaye du tey niñ ko doon waxee ëllëg kon ci aser yi la fas yéene tàmbali fële ca stade Léopold Sédar Senghor xët yu njëkk yu yéenekaay Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wattu dellu na ca ndaala imam Alioune Badara Ndaw dellu na ca miin barba Le Quotidien moo bind loolee ci xëtamu njëkk journal bii di Le Quotidien ne ñu yoon nee na imam Alioune Badara Ndaw du ab terroriste tuuma yi ñu gàlloon ci aw ndoddam ba tëjoon ko ci kaso bi lu jege ñetti at atte ko fi atte bu rëy atte boobee dogal ba daanu na démb mboolem lu ñu ko doon tuumal moom imam Alioune Badara Ndaw ci wàllum terrorisme ak lu koy dooleel yoon fa xasal na ko ginnaawam ba mu set wecc lenn rek la ñu ko jame ba tëj ko ci weeru kaso wum dul tëdd moo di fital gok nee nañu dañu ko fekk ci moom te amul woon droit yore ko loolee la ñu ko daane tëj ko ci 1 mois avec sursis waaye lu aju ci wàllu terrorisme kañ ngañ ko ci doon waxal ak lu ko doon dooleel ak loolee lépp yoon setal na ko ca te du moom imam Alioune Badara Ndaw rek la yoon setal du moom rek la ñu acquitté moom la ak Koumba Niang Ami Sall Mariam Sow Alioune Badara Sall Daouda Dieng Boubacar Dekol Ndiaye Oumar Keita Mor Mbaye Dem Mamadou Moustapha Mbaye Alpha Diallo Pape Kibili Koulibaly El Hadji Mamadou Ba Moustapha Diatta ak Ibrahima Anne ñoom ñëpp yoon bàyyi na la ñu dellu seeni kër ci ñi ñu tëj nag Matar Joxaane moo ci gën a dee ne ñaar fukkeeti kaso yuy ànd ak liggéey bu mu sañu tabañ di ay travaux forcés moom la ñu ko daan Le Quotidien nañu ñooñee ñu daan am nañu fukki fan ak juróom ngir mën a def appel Rewmi Quotidien nañu ñaar fukk ak juróom-ñett la ñu woon fukki ak ñeent la ñu tëj imam Alioune Badara Ndaw ak yeneen fukk ak ñett ñu acquitté leen bàyyi leen ñu dem juróom-ñeenti millions yi ñu doon wax naan dañu ko fekk ci moom imam Alioune Badara Ndaw yéenekaay bi nañu kenn delloowu ko dañu ko téye Vox Populi nañu imam Ndaw yoon ragal na ko ginnaawam bàyyi na ko mu dellu ndaween Matar Joxaane ñu tëj ko ñaar fukkeeti kaso imam Alioune Badara Ndaw xëy di nodd ci xët mu njëkku Les Échos foo tollu di seen allahu akubaram ja nee na procureur bi ay daan yu tar la ko yéene woon waaye attekat bi fekk siwu ko ci moom nag dafay dellu santaat yàlla sunu borom ba mu ko mayee doole mu mën a dékku nattu bi ñu ko tegoon tuuma yi ñu gàlloon ci aw ndoddam diis na lool waaye ñi ko xam xel xamoon nañu ne du ci lenn Les Échos nañu moom imam Ndaw bàyyi nañu ko waaye demagul Kaolack léegi Ndakaaru lay toog ba altine mu soog a dellu Kaolack Le Témoin nañu layoog ñooñee ñu doon tuumaali terroriste seenub atte dañu koo xaaj ñaar imam Alioune Badara Ndaw bàyyi nañu ko mook ñeneen ñu bari am ci ñoo xam ne dañu leen a tëj li ko tàmbalee ci juróomi yet ba ci ñaar fukkeeti kaso L'Observateur xëy ñu andil kàddu yi mu njëkk a yëkkati moom imam Ndaw gannaaw ba mu déggee acquitté mu di kenn xamul li xew ëllëg tele ci kanam rawati gët Direct Info nañu moom li ko ëlëm moo di lu tax imam Alioune Badara Ndaw mi ñu ne mooy daal leen pëng gi ci mbir mi ñu bàyyi ko ñeneen ñi ñu ne moo leen jiite woon ñu daan leen ay daan yu tar tëj liet naa yi ay daan yu tar ba noppi bàyyi général bi te yàgg nañoo dégg ci réew mi fu nañu taxaw fa di tuumaay imam Alioune Badara Ndaw tuumay terroriste ak mbirum jihadiste dem sax ba naan mooy tàggat jihadiste yi daaraam ja fa la ñu leen di tàggate fa la ñu leen di waajale ngir ñu doon ay terroriste tey jii ñu bàyyi lépp ci suuf xëy rek ne ko ndaw ku ndaa dellul ndaween La Tribune xëy mel ne kuy tontu ci laaju Direct Info bi dem ba ñuy xamal ne tuuma yi ñu gàlloon ci ndoddal imam Alioune Ndaw diis na diis gu miti denc gi ñu ko denc ci kaso bi yàgg na yàgg gu miti bu ñu xëy rek bàyyi ko daa fekk ne enquête kat yi ñoo deful woon seenub liggéey ni mu waree imam Alioune Badara Ndaw ne ci Sud Quotidien maa ngi sant yàlla gërëm média yi te di leen jox daje fan yi di ñëw nañu ñëw ci L'Observateur mi xëy ñëw ci musiba mbabba kumba mu nar a ñëw dal ci kaw réew mi te li ko fi nar a indi moo di ñàkkum ndox mi bil journal bi Abdoulaye Wade ak nguuram courant bi fi dëkkoon a sote bokk na ci li leen taxoon a sote moo ko nguuram Macky Sall ak gaayam nag bu ñu moytuwul am ndox moo leen fi nar a jëlee am ndox amul ci réew mi essence bi tàmbali naa ñàkk te dégg nañu syndicat ya ca Senelec ñuy yëglu naan bu ñu moytuwul dog-dogi courant yi mu di délestage yi nar nañu dellu siwaat Abdourahmane Sow bu M23 ne waa L'Observateur foofee moom bu ñu fa yeggee gaañi dinañu gis biddiw bëccëg ci réew mi mënee suta ñàkkum ndox toog di ko jooy ak muñ coupure courant bëgg cee dooleeku loolee duñu ko nangul kenn Fadel Barro bu mouvement Y'en a marre nañu ci journal bi ñàkkum ndox mi ci boppam la ñuy njëkk lijjanti bu noppi ñoo ngi waajal ci réew mi loo xam ne bés bu ñu ca yeggee gisandoo lay doon Les Échos mel ne ku naan leen saaga yàkkamtee xeex la du Mahammed Boun Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal dane woon ñaar fukki fan ci weeru sulet di 20 juillet ci la ndox mi di normalaat tey ji mooy bés ba tey la 20 juillet nañu toog di ko xaar ak dégloo ko xool ba xam fan lay mujjee ki diggéem
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen dig daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn du lu jàmm te di ko sàkku ci yéen.